jigéen ñi de ba le temps nga ñuy ñëw ñii ko fi ñu ana xale ñu ci jàmm jigéen ñi programme ana awa encore dafa Njaay la tur bi na bu paree rek moon Njaay am na wuy na Bidela ok ça coupé allo Abbas Abbas moo ne yaa ngi tey nag man da ngay ñëw nag foo nekk nii yaa ngi jaay fii la jaay Sénégal la damay dégg moom ñu ngi nii de ñu ngi fi de allo waaw waaw dëgg la bu ñëpp kii moom moo fonk dem quoi léegi ñu tàmbali de léegi jeex waaye waale ba ko doon gisuma la baax na même moom moo xam ne day ñëw dëgg daa ngi fi mag wax naa léegi moom ngi ñëw ah waaw lépp ah waaw jaay fii la léegi waa baax na ok ma joojo moom gis naa la gars yi ñëw ñëwu Sénégal 32 pages la génn laa war dañuy xaar génn ñu gën a Sénégal mu gën mu gën a si Afrique xalal xam ndax dañu am ñaari das allo ay yéen ba xam mi sa nekk ci taatu garab yi ak garaaw
may tooñ boo dee mi ngi ci taatu garab bi kooku kan Michel ay tatu gerte gaay jaaw jaaw moom doo woo sama xarit bi ka ay tatu doo fasal ni boo dee mi ngi ci garab bi taxaw donc ñu ma ajal nii affaire bay rafet Michel boo amee sa 2 pièces boo paase def ko ci paquet bu ko jullee àjjuma bi yow la moo xew man dama wax lu xew ay sot day dan koy kii kañ samedi bi ñëw samedi la yow gaas bu baax ay surtout man doole la man dawsal li ma bëgg dawsal may nëbb ay waa neex na yow bang Samba jox ma bokk yee so man dama manoon moom dama saaj bëri yee ak sëriñ ak déet déglu leen loo xam ne du ñëw dama ko démb démb doo xam ne sëriñ mu newoon di am muy wër su mënu ko wóor nga xëy kër moom daa war a ñëw nag moom yéegee ñu fii ñii ba pare daa war a ñëw kay ñu ngi sax dañoo amul jot ñu ngi sax la bay 19 heures léegi mu jot ko léegi direct ngeen def voilà léegi sans plus tarder on va démarrer d'abord par s'adresser à la presse, ensuite les libérer pour terminer la réunion. Je pense que c'est mieux. Parce que dafa mel ne am na yeneen journaliste ak ñuy bëgg ñëw nekk si yoon bi di pour teewe si rencontre bi mais
mënatuñu leen a xaar daal donc ñu jéem a démarrer waxtaan bi nag ginnaaw bi ñu leen nuyoo sant presse bi ci ñëw bu am solo bi ñu dikk wuy suñu ko dañuy sant également responsable parti Rewmi yi fi daje ak militants ak sympathisants yi nga xamante ni si vraiment bravé nañ chaleur bi ak contrainte yi ak jamono bu xat bi pour wuy si woote bi nga xam ni démb ci heure bi ci lañ wax ni nañ ko woote bi nag am na yu ko sabab yu nga xam ni bëgg nañ ko leeral sax laata ñuy dugg si waxtaan bi jàpp naa ni sama kàddu mi ngi yegg si ba ñi si ginnaaw Modou yéen a may dégg ndaje weccoo xalaat bu parti Rewmi di amal la muy bu njëkk ginnaaw bi ñu génnee ci élection locale yi nga xamante ni si yàlla suñu borom dogal na ñu am ci ndam ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar ñun nag Rewmi mooy suñu parti Idrissa Seck mooy suñu leader ci politique te dañuy commencer également di ko réaffirmer suñu ànd ak moom ak suñu kóllëre bi ñu lié ak moom ku wax Rewmi wax Idrissa Seck wax coalition Benno Bokk Yaakaar donc ci coalition boobu suñu président nekk également ñun ci la ñu nekk di ci politique ñu génn nag ci élection locale yu xawoon na bari coow bari fitna metti woon trop comme ni ma ko waxee suñu borom defal ñu ci ndam ñu dénkoon ñu également ñu yoroon campagne bi nekk directeur de campagne doxal ko suñu borom defal ñu ci ndam ñu jàpp ni ci dëkk yi nga xam ni gën nañu mag ci Sénégal Louga moo ci jël première kon donc loolu sant suñu borom bu wér a wér la ku xam ci organisation élection organisation campagne électorale lan mooy rôlu directeur de campagne donc loolu nag suñu jëmm ji def ci tuuti woon trop ñii ngeen gis ñu wër ma ñii ngeen gis suñu jigéen ñi suñu rakk yi ñu liggéey ci liggéey bu am solo ba lépp li nga xam ni mooy objectif yi nga xam ne assigné woon nañ ko ak coalition bi ñu nekkoon te leader bii doon ko jiite nekk le maire l'actuel maire ñu koy félicité waat muy le maire Moustapha Diop am ci ndam lu nga xamante ne si dinañ ci dikk ci point bu ci nekk boobu mooy benn poñ bu ñu dajale fii ñaareelu poñ bi li tax ndaje mi mënut a ñàkk ñu génn ci élection jëm ci élection fii ak mois de juillet plus précisément le 31 juillet 2022 dañuy dem ci élection législative yooyu également ñun dañu ngi ci biir coalition bi wante nag nekk ci biir coalition ñun principe politique bi nga xam ni ci lañ ñu tabaxee ci lañ ñu tàggate ci politique duñ ci wàcc am nañ kilifa naam ci politique bokk nañ ci parti politique mais nag dëkk bii di Njàmbur dëkk bii di Louga taxawaay biñ amoon ci Louga démb moom lañ ci am tey te moom lañ ci fas yéene am suba pour dalal xelu ñenn ñi lépp lu nga xam ne dafa jóg maanaam pour fàgg wala pour nasaxal njëriñ wala liy suuxat wala li war a développer dëkk bi ñun Amar Thiam ak ñi mu àndal ci parti Rewmi kenn du leen gis ci loolu dafay dugg directement ci suñu introduction ci élection bi ñu jëm mooy que du nag bokk nga ci coalition bi rek am nga njiit ci politique lépp lu ñu la sédd maanaam lépp bépp yàq bu ñu la indil rek da nga koo war a mën a lekk bu ñu indilee yàq bu forox nag am nañu droit ni ñun duñu lekk ñam bu forox ci ñi am dégg-dégg la ñuy waxal tamit bu ñu indilee ñam bu forox mu wér nañu bu ñu ko lekkee am intoxication alimentaire am nañ droit ni ñun duñu lekk ñam bu forox donc loolu ñu ngi ko jagleel kilifa yi nga xamante ni en tout cas ñun suñu kilifa ci politique muy Idrissa Seck ak kilifa gi nga xam ni moo ŋànk la majorité présidentielle muy le président Macky Sall damay def benn analyse ci élection yi ñu génn moom moo may permettre li may bëgg a wax ci élection yi ñu jëm perspective yi mu am cëslaay mu am fu ñu ko sukkandi parce que bi ñu ñëwee ci commune Louga laay njëkkee dañu gis coalition bu opposition bi ñu tuddee Yewwi Askan Wi
mu def ay percées yu am solo ci dëkk yu mag yi ëpp tur ci Sénégal maanaam boo jëlee Ndakaaru boo jëlee Thiès boo jëlee Ziguinchor dëkk yu mag yooyu Rufisque ñoom dañ ko gagné ñu dëkk Louga ñu gis ni dafa mel ne coalition boobu def percées yooyu ci dëkk yooyu amu fi ndam daf fi nërmeelu daf fi lajj mën nañ jàpp ni sax xëy na ñoom bu ñu defee seen jàngat score bi ñu enregistré Louga mooy score bi yées ci dëkk yi mag yi loolu nag dañu bëgg ñu am ci jàngat dinaa leen jox différence parce que ñun suñu coalition mi ngi amoon 14 269 voix dans la commune de Louga Yewwi jëlul deuxième troisième la jël parce que ki jël deuxième sax mën nañ jàpp ni mi ngi ci mouvance présidentielle bi jarul ñu koy tudd parce que ci mouvance présidentielle la bokk mais ñi nga xam ni xëy na ñoom lañ doon jonganteel dëgg ñu nekk ci opposition mu Yewwi 5099 voix la am maanaam différence bi nga xam ni coalition Benno Bokk Yaakaar ci commune Louga rawe na ko Yewwi mi ngi toll ci 9170 voix 9170 voix daanaka mën nañ ni fukki junni voix li ko manqué bariwul mooy 10 000 voix rawee nañ ko Yewwi Askan Wi fii ci commune Louga ñu gis ni Yewwi dafa mel ne dañ jeunesse bi moo daw jëm ci Yewwi donc jeunesse bu dawee jëm ci Yewwi ñu ñëw ba Louga tendance bi renversé wu kon am na lu xew am na lu ko waral donc li ñuy jàpp mooy coalition bi ñu nekkoon ñu dénkoon ñu nekk directeur de campagne bi nekk ndaw am na lu bari lu mu def lu mu peser lu mu jouer lu mu kii ci conscience ndaw ñooñu te loolu nekkatuñ sax di ko démontrer ci Louga ñun ay ndaw lañ di def politique yàgg ci trop suñu fukki at ak juróom ci politique weesu nañ ko donc am nañ ci expérience bu xaw a ndaw te fukki at ak juróom yooyu yëpp benn combat la ñuy mëne mooy Louga lan moo ko mën a développer te niñ ko waxee suñu jël benn wax dara du ci changer doomu aadama mënul tax principe boobu ñu dañ ci pare nañ nag ànd ak képp ku nga xamante ni si maanaam luy defar Louga da nga ci nekk mais nag ci nawlante ci ku ci nekk jox moroomam cër bi mu amee cër bi ko yàlla jagleel donc ku gis différence boobu fi muy amee solo analyse bi mooy bu ñu demee ci département bi bu ma leen waxee 14000 différence ñun ak Yewwi mu nekk presque 10 000 voix 9100 et quelques n'est-ce pas ñu dem ci département bi ñun suñu coalition am 49000 Yewwi ñëw jël deuxième foofu te commune bi jël fi woon deuxième dafay confirmer toujours li ñu doon wax par rapport ak leadership jeune local bi nga xamante ni si ñun suñu coalition xëcc na ko téye na ko ñu dem ci département bi Yewwi ñëw tout juste après Benno am 33000 PDS est venu je pense Wallu avec 14000 l'autre coalition 5000 boo defee commune bi presque dañuy dépasser la coalition Benno Bokk Yaakaar cette même liste Benno dans la commune ñun au niveau de la commune malgré gis ngeen élection bi ni mu demee woon à part Rewmi amul benn parti bu nekk ci mouvance présidentielle bu àndoon ci coalition bi ñii ngeen gis ñoo nekkoon dans la coalition Benno Bokk Yaakaar au niveau de la commune tout le reste des leaders dañu dem ci yeneen liste pour xeex ak coalition bi et ma wax ni malgré loolu ci département bi coalition Benno Bokk Yaakaar 12000 voix la am 12000 voix te ñun campagne bi ñu battre ñëpp gis nañ ko mooy campagne bi nga xam ni dañ doon wax képp kuy voter pour la coalition Benno Bokk Yaakaar voteel ci commune marron bi voteel ci département marron bi te ay la yéwén suñuy militants ñëpp ci loolu lañ leen wax ci loolu lañ wuy ñeneen ñi doon jàpp nga xam ne dañoo bokkoon ci yeneen coalition yi bokk ci majorité présidentielle bi ñëw jàpp ci élection boobu ci biir commune bi ba léegi weesu 12000 voix nga dem ñu def différence su Yewwi Askan bi ci département bi ak coalition Benno Bokk Yaakaar ci département bi muy 16000 voix ci biir 16000 voix yooyu jàppal ni commune
17 communes la te ñun rek apporté nañ ci 7000 communes Louga ça veut dire que 9000 yi ngay séddale les 16 autres communes donc su dul woon apportu coalition Benno Bokk Yaakaar au niveau de la commune mën nañ jàpp ni Benno mën na perdre le département donc lii analyse bi moo waral ñu ni maanaam tirer sonnette d'alarme bi jot na parce que dañu jëm comme perspective bi mooy élection législative bi li ñu doon wax ni du yàq bu ñu jox rek war nañ ko fas yéene lekk bu ñu sañoon li ñuy cëral Louga mooy cër boo xam ni kenn du ko contester ça veut dire que liy gagné élection législative mi ngi ci investir bu baax au niveau de la coalition Benno Bokk Yaakaar loolu nag ñi ciy interpellé mooy kilifa coalition bi nga xam ne ñoo nekk ci kaw kilifa coalition boobu dama koy cité waat mooy sunu ñaari kilifa yi nga xam ne ñun sañ nañ leen a tudd mooy le président Macky Sall ak le président Idrissa Seck beneen bi ñuy xamle également mooy coalition bi yamul ci APR yamul aussi ci parti socialiste bi nga xam ni Louga moo nekkoon bastion te loolu renversé wu ak parce que tamit politique moom nattukaay bi mooy élection bi mujj parti socialiste bi mu rangé woo ci jàmmi Sénégal ñoom boo boolee seeni voix ñi ngi ci 6241 voix différence am ak coalition bi nga xam ne ñun moom lañ yor muy bennoo ci commune bi c'est 8028 voix donc diggante boobu am na lu fa xew ah niñ ko waxee nag dañu bëgg wax bi day leer duñ ko ragal ñu de pare nañ pour liggéey ci coalition bi ci kaw maanaam tànneef yi nga xam ne jàpp nañ ni mooy gën ci Louga tànneef ndaw yi nga xam ne jàpp nañ ni bu ñu demee assemblée nationale intérêt population lougatoise lañ fay défendre ñun ci tànneef boobu lañ ànd beneen tànneef boo xam ni gisuñu ci Louga gisuñu ci population wu Louga yi ñun ak lougatois yi dañuy ànd wan ginnaaw tànneef boobu dem ci tànneef bi nga xam ne jàpp nañ ni moo gën ci Louga ça veut dire que ci parti bi lañ nekk mais duñ ni dañuy tënk rek ci lenn loo xamante ni si pour xëy na satisfaire benn clientèle politique en plus rajeunissement classe politique bi c'est-à-dire que ça devient de plus en plus benn genre demande sociale loolu aussi résultat yi génn jàpp nañ ni wane na ko waxuñu ni diw mii la waxuñu ni ñun la war a doon mais dañu ni ci li gën ci Louga dañu xool ci tànneef boobu nañu xam ne également coalition bi du benn parti kese wala ñaari parti ñoo ko séq am na parti yoo xam ni dañu nekk ci benn dynamique montante boo xam ni am fraîcheur daw su amee donc loolu mooy li nga xam ne bëggoon nañ ko leeral par rapport ak élection législative ni ñu nekkee ci coalition bi également jox nañ ñu par le biais du mandataire régional le ministre Moustapha Diop jox nañ ñu fiche de parrain au niveau de la commune nous avons reçu 1000 fiches mais li si gën a yéeme gën a tax ñun ñu xam ni amatuñ droit def erreur mooy bi nit ñi déggee loolu ak léegi balaa sax ñuy dem si suñu différents responsables yi nga xam ne ñoo nekk ci secteur si suñu cellule di leen remettre fiche ay nit ñooy daw de façon volontaire et bénévole di ñu wax ni yéen da la ñuy parrainer donc loolu dafa nekk espoir bu mag bu immense boo xam ni lougatois yi dañ ko teg suñu kaw amuñu droit amuñu sañ-sañ waruñu am également ngor trahir cet espoir parce que dem ñëwal pare na ma kaay ma pare na la defe naa moo gën a wóor lii ma leen wan ni ay parrain la yoo xam ni ay lougatois ñoo ñëw de manière spontanée balaa ñuy réunir le parti pour distribuer fiches yi ñu ni yéen de suñu parrain yéen lañ koy jox donc loolu dama bëgg moom laay wax sama gars yi chaque fois nañ ko jàngat signal la déclic bu am solo la boo xamante ni si maanaam daf ñu war a gënal lépp daf ñu war a gënal wecc daf ñu war a gënal lu nekk si àdduna daal parce que booy def mbir ñi tax nga koy def di la wan saa su ne ni ñoom ab yëg nañ li ngay def moi je pense que motivation mënul raw loolu te motivation boobu ñun daf ñu dàqal lépp si politique pour apporter ay tontu par rapport ak ñi nga xam ni wax ji bari na xëy na da ngeen a waroonal naa wala da
da ngeen a juum ci seen choix kon xamuñu ñun choix bi ñu def dañoo gagné te ñi naan dañoo juum ci suñ choix li ma leen wax leen ñu si bari ñun gagné nañ leen lu ëpp ñaari junni non fukki junni voix donc loolu est-ce que mën nañ ko tudde juum maintenant bu fekkee poste wala privilège lañ jàppe juum ñun ak ñoom bokkuñu ni ñuy gisee ci politique parce que ku demaat ci suñuy déclaration wala boog man déclaration yi ma def si gën a fës bi may ànd ak Moustapha Diop dama ni parce que coow li dafa bari woon parce que fekkee jàppoon nañ ni ñun ñoo nekkoon adversaire politique yi nga xam ni ñoo gënoon xëy na sonal maire Moustapha Diop ci gestion 2014 2021 kon suñu xëyee war a ànd ak moom dina indi jeexi jaaxa mais dama wax ni su fekkee li ñu doon wax si Louga di ko xeex depuis 15 ans dëgg la te ñor nañu c'est-à-dire que suñu jëmm yi dafa warul tekki dara ci kanamu njëriñ wala développement wu Louga suñu jëmm yi maanaam jëmmu Amar Thiam jëmmu Issa jëmmu suñu gars yi ñoom Thiama dafa war a nekk lu insignifiant par rapport ak li nga xam ni moo war a tirer développement wu Louga et je pense que jeunesse bi comprendre nañ loolu jigéen ñi comprendre nañ loolu moo tax dañuy rendre un hommage appuyé à la jeunesse lougatoise ci mobilisation bu exceptionnelle bi ñu def ba nga xam ni Louga dafa constituer une exception ci élection locale bi Louga jël la première commune de Louga parmi les grandes communes du Sénégal jël première loolu également président coalition bi suñu président parti nañ ko jël en ligne de mire loolu nag dafa am liggéey bu am solo bu ci ndaw ñi liggéey te loolu bu ñu sañoon du na sax moo tax ñun bëgguñu bokk ci ñi nga xam ne dañuy bàyyi ba jaan bi def ñu topp si watat bii dóor dañu bëgg a wax bi wax jotee nga xam ni ëllëg lu xewit danañ ni ay la yëwoon ñii de waxoon nañ seen xalaat ay la yëwoon position bi buñ jëlee position bi tamit ay la yëwoon waxoon nañ ni ñoom xalaat bii de buñ ko doxalul li gën ci dëkk bi buñ ko doxalul ñun dañuy jàpp ni li suñu wareef mooy ñun ñu def li gën ci dëkk bi je pense que loolu nekk na loo xam ni munuñ si woon bañ a dellu si message boobu nag nga xam ni dañ koy lancé waat jeunesse lougatoise mooy ci seen mobilisation bu exceptionnelle am espoir bu mag a mag bu ñu porté ci coalition bi nga xam ni ñun ci lañu bokk woon ci élection locale damay interpellé waat le maire que xëy na ñi nga xam ni dañoo jàpp ni am na lu xew bi mbiru élection locale yi jàllee bañ def bureau municipal ak léegi xëy na bu fekkee réeroo war na mën am sama diggante ak maire bi mooy espoir boobu nga xam ni jeunesse bi porté woon nañ ko ñun ci suñu alliance ñu war ko décevoir loolu moom duma ci d'accord loolu moom damay taxaw xeex leneen lu dul loolu Thiama Mbaw Issa Mor Ndiaye ñoom Cheikh Tidiane Sylla am nañ position bi wala ñàkk nañ position B par rapport ak liggéeyu dëkk bi pour man équipe bi taxaw na def résultat rek ñun daal liñ dul d'accord li nga xam ne tey bu naree am danañ ñu dégg danañ taxaw mooy résultat wala liggéey bañ a am mais su liggéey amee ñun sunu ndam la parce que ñoo porté woon nag coalition bi ñoo porté woon ñoo dirigé woon campagne électorale bi leneen lu mënte am rek mën na nekk loo xam ni lu ndaw a ndaw la par rapport ak ñun fi nu teg suñu bët ak fi nu yéene Louga dem fa donc lii lañ bëggoon échanger ak presse bi ci par rapport ak ci lu nu jëm dañ ko wax nag sukkandiku ci këyit sukkandiku ci résultat analyse yu froide lañ def yoo xamante ni si dañ ko def ay analyse yu wér yoo xam ne amul benn complaisance li nga xam ni daal mooy permettre majorité bi nga xam ne am nañ ko au niveau de la commune ak au niveau du département te département bi xaw a nu tuddati tuuti n'est-ce pas suñ ko bëggee maintenir mooy nañ porter choix wu investi yi ñu war a def ci liste yi ñu war a dem assemblée nañ def ay choix yu baax nañ def ay choix yoo xam ni Lougatois yi duñu wax càmm parce que am na choix yoo xam bu ñu ko defee damay wax ni président Macky Sall ak président Idrissa Seck bu ñu boolee seen force ñu ñëw jiite liste boobu du gagné kooku mooy foo nu nangu ko am na choix yoo xam bu ñu ko defee ci dëkk bi président Macky Sall ñëw nekk tête de liste wala président Idrissa Seck wala keneen ci kilifa ci coalition bi mënul gagné fii
loolu nag dañu war a am courage wax ko dañu war a am courage wax ko si jamono bi ñu ko war a waxee ñun suñu politique boobu lañu nekk te occasion bi dañ ko am pour ñu ni nañu waxtaan naat ak Lougatois yi ñu xam ni Amar Thiam ñi ñu àndaloon ligne bi ñu nekkoon pour taxawal Louga défendre ko amul yotaa bu ci dañ au contraire tey lañ gën a outillé wu sax pour matérialiser liggéey boobu beneen bi ñu dajale également dañu nekk di liggéey dans le cadre de l'accompagnement des jeunes en tout cas de Louga de notre parti et de Louga en général ci accompagnement ci ay modules de formation yoo xam ne ñi ngi ciy waxtaan ak ay cabinets yoo xamante ni si balaa yàgg dinañ ubbi ay sessions de formation pour ndaw ñi ñu ngi leen di inciter également ñu organiser wu jéem a formaliser wu autour des associations parce que jàpp nañ ni également am nañ ay canaux yoo xam ne dinañ ko mën a exploiter pour jëm vers après la formation parce que ñun gëmuñu former nit maanaam financer nit te former woo gëm-gëm bi ñu am gis-gis bi ñu am parce que loolu en général boo joxee nit financement te joxoo ko jumtukaay boo xam ne mën na ko jëfandikoo financement boobu lu ci bari financement boobu du ko jëriñ n'est-ce pas moo tax ñu ni ñun li ñuy privilégier mooy d'abord formation puis financement ñu ngi ciy liggéey ak suñu mag Oussou Djigo nekk ku nga xam ni moo ñu yar dëkk ak ñun ci koñ bi nekk un grand intellectuel récemment rek ñi ngi commencé bëgg déjà expérimenter ay loo xam ne ci wàllu éducation ak jeunes yi nga xam ne dañoo nekk ci ay classes d'examen muy terminale ak troisième bëgg leen commencé encadrer loo xam ne ñun personnellement en tant qu'acteur politique ñun ñoo bëgg a jël en charge ce vraiment projet bu am solo boobu te jàpp nañ également politique mënoo ko def te loolu du am parce que ñun nag bu ñu bëggee ñoom dañoo mobiliser wu comme un seul homme défi yi nu lancé woon yëpp nga xam ne ñun sax des fois doon nañ lancé défi yoo xam ñun suñu bopp dañuy jàpp ni nous sommes devenus vraiment des utopistes quoi parce que lii est-ce que dana réaliser wu mais vraiment ñoom dañu dimbali ba ñu réaliser au-delà de nos espérances donc ñooñu également en retour war nga xalaat accompagner leen moo tax dama personnellement c'est pas un homme politique mais dama bëggoon mu teewe lii pour ñu amaale occasion am tribune boo xam ni association bi déjà ubbi nañ ko Montagne Action Citoyen waxul nag montagne rek la yam c'est ouvert à tout ku ci bëgg a bokk dinañ ubbi vraiment encadrer déjà dans un premier temps jeunes yi nga xam ni dañuy def nekk ci classe d'examen fayuwuñ leen dara lépp lu ci war comme accompagnement danañ ko ci def ñoom nañu fexe rek ñu rapproché wu ci ñi nga xam ni ñooy doxal association boobu mooy ñoom Amath ñoom Ndoye donc ñu xool nu ñuy organiser wu nañ dem au-delà de la commune parce que loolu aussi également ëllëg ndaw ñi ñoo ko moom donc pour ñu mën a assurer ëllëg il faut ñu garantir leen formation bu baax loolu également je tenais ma dugal ko ci beneen mbir bi mooy sama jigéen ñi nga xam ne amuma seen fay seen mobilisation parce que wax naa ko ci campagne bi dañ ma dénkoon tâche boo nga xam ni amatuma woon jot di nekk montagne mais ñoom vide boobu dañ ko combler def ay groupe maanaam fi nga xam ni Amar Thiam war na fa dem ñoom ñu dem fa nekk ay Amar Thiam di def ay groupe de 10 di def ay porte à porte chaque jour que je fais ñooñu awma seen fay te amul lu ñu leen jox donc leneen li ñu mën ci ñoom également mooy ñi ngi leen di waajal comme niñ ko waxee ci jeunes yi ay formation bu ñu paree nag formation yooyu ñu leen former nga xam ne danañ mën a vraiment defar ay produits locaux ñu mën leen a accompagner financer leen ñu mën ci jële loo xam ne danañ ko mën a delloo ci kër ga di dimbali seen i borom kër ñun daal gis-gis boobu lañ am ci politique muy ci ndaw ñi muy ci jigéen ñi parce que nag politique moom ndaw la jigéen te nag bu ñu soxlaa ñoom mobiliser wu ñun dañ doon dem ba suñu yaram da doon daw bu ñu gisee ndaw ñi ni ñu mobiliser wu autour de nous bu ñu gisee jigéen ñi ni ñu mobiliser wu autour de nos personnes donc suñu jógee ci loolu yàlla defal nu ci ndam li ñu war a mën a njëkk a xalaat rek mooy ñi lan lañ leen war a mën a fayee bokkuñu nag ci politiciens yi nga xam ni yow mënuñu ko sax dañuy jël ku ne ñu jox la xaalis amuñu ko mais dinañ fexe
ba ci organisation dinañ leen organiser wutal leen ay GIE wutal leen ay récépissé ñu reconnaître leen légalement dinañ leen former ci ay transformation produit dinañ leen jàppale ba autonomisation de la femme en tout cas ñun ñi ànd ak ñun dinañ leen ci accompagner incha allahu rabbi lii bokkoon na ci entre autres waaw duñ c'est-à-dire que c'est le parti c'est pas montagne parce que ñi fi dëkk presque man ak Thiam ñoo fi nekk montagne ah ñi ngi xalaat suñu frère à Kër Serigne Louga ñoom ma dogal ñu def liggéey bu am solo foofu que vraiment ko ñoo xam ne demoon na bari woon na ay frustration mais ñoom vraiment bi ñu duggee ci terrain bi frustré yooyu yëpp dañu dem apaiser ko ba mujj ko transformer en électorat donc dañ leen di remercier dañuy remercier ñi nga xam ni ñoo nekk féete Algérie ñoom Malick Aw waa kër Modou Binta Jéemeen Bayax suñu frère Mor Ndiaye Sanc Ba ñoom Cheikh Tidiane Silla Sitel Vatel ñoom Aysatu def mobilisation yu exceptionnelle ku ci nekk suñu jigéen bi Aysatu dafa dawal otoom ba otoom kuule moo tax ñi jàpp ni ñun dañ ñoo jox xaalis dañuy nu mu tuddati campagne bi suñu oto bopp lañ mobiliser parce que dañoo jàpp ni nous sommes alliés nit ki nag su fekkee da ngeen a ànd ci mbir mu nekk ci parti yow nga nekk ci parti contribution bi gën a wér mooy su fekkee moom yàlla terale na ko mu man boppam bu defee million boo yoree ñaar fukk teg ko si kaw table yi ñun noonu lañ ànde woon te ànd bu ñuy ànd ak nit ëllëg suba tamit noonu lañ fas yéene ànd ak yow moo tax suñu liberté de parole ak suñu liberté de ton toujours dafay rester intact saa suñu waree wax déedéet danañ wax déedéet liberté boobu nag li ñu koy may mooy yoon wi ñu nekkoon bi ñu nekkee ci opposition ñu téye ko bi ñu nekkee ci pouvoir moo tax des fois nga gis ku lay jox leçon dans l'opposition cette nouvelle opposition ñun préféré wuñ